siiw du jàmmi borom maa ci xam dara lépp lu yëngu yow la ñoo koy jiiñ yëguloo fekke woo ñu fent wax yu ñaaw amba ba mu bari ñaar yoon prison dugg ci kaso bi lan moo leen taxoon dugg ci kaso bi ñenn ñi wàllum sàccum oto la woon lépp loo xamante ni jëm na ci wàllum jaayum nokkos boobu nga xamante ni ñi ngi koy jaay def naa ci investigation yu leer a leer xam ne ñaar yoon yu ñu dugg kaso yëpp lan moo leen tax a dugg kaso ñooñu tey ñoo doon ay activistes yoo xamante ni ñoom ñooy toog ci seen oto di def ay live di saaga kilifa yi di saaga état du Sénégal lépp ngir seen intérêt bopp suñu jógee ñu ne day défendre ay opposition maanaam muy investigation yoo xamante ni Seydina Tange Tandian indi na leen ko fii ci New York mooy ni ma leen koy waxee rek journal People de la semaine journal de révélation la journal d' investigation la am na keneen koo xamante ni aussi fii ci New York la nekkoon mais ginnaaw bu mu jógee New York mu ngi foofu ci Canada lan la fay def di def ay laaj yoo xamante ni day sosal doomu aadama yi du leen nag loo xamante ni moo ko jëlee New York lu dul fii la nekkoon am benn xale bu feebaroon ñu di koy defal ket maanaam fundraising dajaleel ko xaalis bu bëre ginnaaw bi ñu dajalee xaalis boobu nag fi la jël xaalis bi maanaam tëdd ci njuuj njaaj loolu moo tax mu daw dem toog foofu ca Canada ginnaaw bu mu nekkee Canada foofu nag ki mu fa njëkkoon dajeel benn avocat la muy d'origine sénégalaise moom la njëkkoon sëyal avocat boobu nag après le découvrir ni que kii faux type la ci la divorcé ak moom benn waay bu ñuy naan sëtu buur nekk foofu ca Canada nekkoon Amérique moo ko hébergé woon mu jigéen mu fay def ay njombe si lañ ko génnee ba jamono ji ñuy wax ak yéen sax dafa xaw a tëx dafa feebar dafa am feebar boo xamante ni mooy feebaru méningite du déggu baax moo tax saa su ne ñu ngi ci téléphone am di def ay live di sotal ay nit yoo xamante ni ay wax yoo xamante ne dara ci dëgg ñooñu tey la sénégalais yi di déglu souvent muy ay nit yoo xamante ni waruñu leen déglu ndaxte ay poison lañu si société bi ñoom ñooy yàq société bi lépp luy taal bi ñoom ñoo koy taal nee naa leen Tange Tandian journal d'investigation lay def maanaam journal de révélation lay def moo tax fii ci New York bi ma ñëwee defal naa leen lépp loo xamante ni mooy investigation jëm ci kii nga xamante ni maanaam day jaay nokkos maanaam ci oto lay nekk jaay nokkos su ko livré ba pare nag après ñu def ay live di saaga doomu aadama du dara koo xamante ni c'est un escroc maanaam day sàcc ay oto sàcc na fi ay oto ñu teg ko kasa ñaari yoon ba ñu tekkee ci lam yi ci moom xam nañ tax ñu tekk ko tax ñu dugalaat ko kaso xam nañ ko tax mu génnaat kaso xam nañ ko tey kooku moo fi nekk di jéem a défendre di naan activiste la donc je crois que il est temps que ngeen bàyyi ci xel lépp loo xamante ne information la jëlee naa ko ci seen prochain journal People su ma ñëwee Dakar incha allah dinaa leen ko tegal mu leer c'était Tange Tandian depuis New York pour votre journal People de la semaine. suñu jógee foofu dañuy dellu soit toujours suñu journal People comme ni ma leen koy waxee à la présentation Seydina Tange Tandian mu Serigne Saliou lii nag di beneen phénomène muy cas Adji Sarr ak Ngor si massage suñu nee cas Adji Sarr ak Ngor si massage jàppale ni ko coow loolu mosuñu si dugg mais jàmm fan yi ñu génn gis ngeen kii di Ngor si massage ak ay avocat am ñoom ñoo yëkkatiwaat problème boobu ñu ne dañu soxla dugg ci fond wu dossier boobu ndaxte dañu bëgg a xam seen client boobu ñu tuumal di Ngor si massage mi ñu teg contrôle judiciaire fu muy mujj bi ñu waxee loolu déggoon na ci ay kaddu kii di maître El Hadj Diouf maître El Hadj Diouf nag bañ ko invité foofu ci 2STV mu jàkkaarloog kii di Babacar Dione ak Jong je crois que am na ay kaddu yu mu yëkkati woon nee na ñoom ñii di laajte fond du dossier ndagam seen ay journalistes génnee nañu PV ci rajo am nañu ñaari journalistes yu ko génnee lan la ñuy laajee fond du dossier je crois que li ñuy laaj ñoom ñoo ko gën a yor moo tax bi kaddu boobu jógee ñu nit ñu dellu siwaat en arrière ndaxte coow li bu muy am dafa fekkoon ñu nekkoon ci confinement nekkoon ci Covid ba noppi ay événement ëmët amoon fi au mois de mars affaire bi mel ni pëccëxoo mel ni sabar bu tas ku nekk xamuloon fi ngay jaar mais comme ni ma koy waxee rek ñun ay journalistes d'investigation la moo tax bëgg ñu déglu juwaat vidéo bii nga xamante ni kii di Ngor si massage wax na ko ak kii di patron Sweet Beauty doon patron Adji Sarr di Ndeye Khady Ndiaye wax na ko muy ñaari kàddu yoo xamante ni méngoowul li kii wax ak kële lu mu wax benn méngoow ci nañ ko seetaan dellu si waat. waaw comme ni ma ko waxee woon rek parce que Sonko jour bi mu njëkk a ñëw si kër gi 2019 la tombeel jour boobu ñu ngi tombeek jour tabaski man kese maa nekkoon ci kër gi ak sama jëkkër ak sama benn doom bu jigéen jour boobu bi mu fii ñëw mi ngi ñëw ay diggante 11h jëm midi bu mu ñëwee mi ngi fekk naa sama jëkkër ñu nekk si wanag bi di defar si njàpp xar tabaski mu sone ma tijjil ko jour boobu la nekk première fois bu njëkk a ñëw ci kër gi bi ma ko sonelee mu tijji mu ne ma fii c'est Imosène ma ne ko non fii Sweet Beauté Spa la mu ne ma ah ma ne ko waaw ma ne ko Imosène boobu ngay wax de am na ñu bëri ñoo xam ne dañuy jaawale sama numéro ak numéro numéro Imosène moo nekk 824 33 824 99 29 sama numéro moo nekk 800
non waaw. 842 99 29 xam nga numéro yooyu benn chiffre moo leen tàkkale. sama benn xame ñu ciy waxtaan mu ne ma man de am naa fu may defee fii samay séance te institut bu légal la am ay kayitam reconnaissance su état di institut bu set institut bu responsable te ka ko moom ak jëkkëram ak ay doomam ñoom ñëpp ñu ngi dëkk ci biir ma ne ko loolu de war naa dem xool bu ma demee xool bu méngoog li ma xalaat ma dem def foofu samay séance ba ma demee ñu recevoir ma visité ñu xool dugg ma gis ni vraiment macha allah ñu woon ma seen agrément bi leen état jox ne leen jox mat ngeen lañ leen doyee pour mun a def des séances de massage thérapeutique mooy massage faju. donc ci juum jaawale numéro yi moo ko indi fii moom Ousmane. bu mu dugg see de loolu la ma wax. bu mu dugg see daf ma wax carrément jour boobu mi ngi téye benn frotté bu cher sax mi ngi ko téye si loxoom parce que frotté bi man leer na ma ne frotté bii kii di frotté nit ko frotté boo xam ne nii bu kii la daal bu yomb. parce que moom bi mu fi ñëw yëpp musu laal suñu huile. comprendre nga mais jour boobu bi muy dugg si kër gi dafa wax carrément ne ma c'est Imosène ma ne ko non fii Sweet Beauté Spa la. jour boobu la commencé léegi si laa ko ne koy ñëwal mu tëdd sama jëkkër mii du ma bàyyi ma fen jour boobu mu tëdd ma maasel ko ginnaawam mu dem bi ma dugg see sax maa ngi wax sama jëkkër naan ko ku ma maasel de sonk la mais. ba ma ñëwee bëgg a def séance dama leen ndax xam ngeen masseur ñu ne ma wax dëgg yàlla fii ay masseuse moo fi nekk mais nous sommes très professionnels te massage thérapeutique la ñuy def may leen ma dinaa dellu si ñu xool bi ma génnee dama woo sama benn oustaz. ma ne ko man de bëgg naa maase wu parce que sama médecin moo ma ko digal ci cadre ay jàngoro yu ma yor yu ma sonnal waaye nag bi ma demee ci bërëb sàngam ay jigéen ñoo fay maase loolu loo ci xam mu ne ma su dee faju moo la tax a jóg loolu aayul ci diine dafa mel ni jigéen bu dem seeti un gynécologue wala nga dem hôpital feebar ki la war a opérer wala ki la war a jëlal sa der wala nangam jigéen la kooku faju la kon demal nga faju ji ci laa dem 2 jours plus tard def sama première séance. kon ami téléspectateur ñoo seetaanoo vidéo yooyu gis ngeen kii di Ndeye Khady Ndiaye moom institut de beauté boobu ñu tuddee Sweet Beauty Spa li mu expliqué nee na kii di Ngor Sy massage bu mu njëkkee ñëw foofu ci institut 2019 la muy bésu tabaski diggante 11h midi. ba mu fëggee ne ko ndax fii mooy Imosène mu ne ko déedéet fii du Imosène Sweet Beauty Spa la mu ne ko ñu bari de dañuy jaawle Sweet Beauty ak Imosène ndaxte numéro téléphone yi dafa am benn chiffre bu leen tàqale nee na si la ko dugal ci biir won ko expliqué ko boobu moom ak jëkkëram ak doomam ñoo nekk foofu waxul benn masseur mi ngi fa waxul benn masseuse mi ngi fa. déglu leen Ngor gi massage lu mu wax nee na ba mu ñëwee dafa am benn xameeram bu ko newoon am na fii benn institut bu fi nekk. foofu lay defee ay séance am moom mu dem xooli ji xameeram moo ko wax nee na bu mu duggee mu laaj leen agrément ñu won ko agrément am boo xamante ni moom la ñuy def massage bi ñuy def muy massage thérapeutique mooy massage yu faju Sénégal je crois que sénégalais yi laay waxal Sweet Beauty mot anglais la dem leen ngeen tàppe traduction Google traduire anglais en français mu tekki leen Sweet Beauty lan la tekki douce beauté maanaam douce massage douce ku nekk xam na ni institut de beauté yi ak institut de massage thérapeutique yi bokkut mën nga am agrément institut de beauté parce que massage esthétique jacuzzi hammam yooyu affaire beauté la maanaam affaire sensualité la moom nee na massage thérapeutique kon jàppale ni que Sweet Beauty Spa du massage yu faju lañ fay def du massage yu thérapeutique donc muy ñaari kàddu yoo xamante ni méngoowul nee na ci la génn bi mu ñëwee ñu wax ko si la génn woo benn ustaasam laaj ko ndax massage baax na après si la dellu soit massé yéen a dégg Ndeye Khady Ndiaye lu mu wax ci suuf premier jour ba mu ñëwee la gàddu foroteem moom Ndeye Khady Ndiaye bi moom Sweet Beauty moo maase kii di Ngor Sy massage ci même jour te moom nee na dafa génn laaji ji est-ce que tey wax yooyu méngoo na yéen laay wax ngeen seetaan de dama ne ngeen analyser rek borom xel yi laay waxal nag
borom xel yi donc li mu wax ak borom salon bi lu mu wax du benn ba noppi ne dama laajte ndax am ngeen ay masseur ak masseuse ana masseur ak masseuse est-ce que laajte na Ndeye Khady waxu ko donc loolu amu fa donc 2019 la fa yàgg ñëw je crois que fi mu demoon ak massage thérapeutique du doon benn Imosène lañ la wax xanaa nag balaa ngay dem fenn sax jox nañ la numéro téléphone da ngay woote bëgg a ñëwee moom naka la def ba xam Sweet Beauty te Sweet Beauty nee naa leen sweet maanaam mooy douce Beauty mooy beauté amul lenn loo xamante ni séq na ak massage thérapeutique comme ni mu ko waxee massage yu faju la wax kon foofu kenn du fa def massage yu faju Sweet Beauty ku leen ne dañ fay def massage yu faju waxu leen dëgg massage lañ fay def comme massage yi ngeen di dégg ngeen massage yu ñuy wax body corps à corps loolu jotewul ak dara ak faju jamono ji nag Sénégal am na ay salon institut de beauté yu bëri am nañu seen agrément mais agrément institut de beauté la ñu am ñenn ñi ñoo ci rax massage en cachette parce que la ñuy def ci biir la genre proxénétisme la dañuy boole ay jigéen ak jigéen dem leen fii ci Grand Yoff su ngeen passé CM Grand Yoff am na immeuble fa nekk benn jour mës nañ ma woo ci sama site ñu ne ma dañoo bëgg a publicité waaye ba ma fa duggee damaa yàkkamti génn ndaxte la ma fa fekk du massage amul benn xale bu jigéen bu nekk ci biir bu sol yére amul benn xale bu jigéen bu nekk ci biir bu sol yére déjà ñu ngi ma dugal ci benn salle pour jox ma texte beeg nangam war ma jox xaalis mais yàkkamti naa génn escalier yi sax ba ma koy wàcc sama téléphone laa mujj taal pour xam yoon bi kon donc je crois que institut yu mel noonu clandestine bari na trop ci dëkk bi su ngeen demee sax ci page Facebook yi da ngeen di gis ñuy utiliser ay photo di ko fa def maanaam yëfu caaxaan lañ fay def amul benn faju boo xamante ne am na fa muy kaddu yoo xamante ni méngoo na ci lu mu wax lu tax ma dugg ci nag ñoom ñoo yëkkatiwaat coowal Adji Sarr ba tey ci suba sax ñi ngi dégg benn comédien bu créé naan Adji Sarr daw na fi mu nekkoon mënu fa nekk kërti jógee na fa dafa daw station Shell benn activiste moo ko jël parents yi nee na génn kooku moom duñ ko tontu ndaxte comédien la xam nga comédien boo xamante ni da ngay toog benn instant nga ne xaaral ma créé benn affaire waaye je crois que Adji Sarr sénégalaise la nañ ko respecté ni ñu respecté ngóor si massage am na ñoom ñaar lu ñu séq moom ak yàlla ñoo xam mbir mi ngi ci loxo yoon nañu dem wóoy ji juge yoon bés bu leen yoon woowee ñu def seen confrontation su dee Adji Sarr moo nekk ci dëgg ñi xam ne Adji Sarr moo nekk ci dëgg su dee ngóor si massage moo nekk ci dëgg Adji Sarr mi yëkkati ay tuuma teg ko ci kawam yoon jël ay tuuma tegaat ko ci kaw Adji Sarr boobu teg ko li ko yoon sant su jaree amande ñu amande ko ndaxte tuumal doomu aadama noonu ci gratuit amul fen je crois que coow li balaa ñu koy médiatiser di ci bare wax je crois que ñoom ñaar ak yàlla xam nañu ñoom ñi ko séq xam nañu ndaxte Adji Sarr mënta tëb rek wax lii te tey dégg ngeen ngóor si massage ak borom salon bi lu ñu wax donc ay kaddu yoo xamante ni dafa waroo te dara nag suy dëgg soo koy nettali da nga koy nettali na mu amee woon ndaxte li nga njëkk a nettali li nga nettaliwaat tey bokkul donc mooy wane ni am na dëgg fu mu tumurankee foofu Sénégalais yi du samay kaddu seen kaddu la ñoom ñoo ko wax. ngóor ci massage ak borom Sweet Beauty. Nous sommes dans le journal People de la semaine à la présentation Seydina Tange Tandian mu Serigne Saliou comme ni mu leen koy waxee c'est toute l'information people les révélations lépp loo xamante ni jot na fi jaar ci semaine bi dañu leen koy indil samedi bu jot nañu seetaan vidéo bi déglu yan kàddu la yëkkati yéen sénégalais yi ngeen déglu su ngeen noppee ngeen commentaire. waaw sama gars yi comme ni ñu koy faral di defee rek ñu dellu si fii waxtaan ak yéen waxtaan bu gàtt si suñ ngóor si nga xam ne moom la ñu tuddee ngóor si solution mu indiloo ñu livre. tuddee ko solution waaye ñu xam ne ñu dem ba gis ne lam jëm wax si livre bi ak li muy doxee du benn ndax moom digal nañu fi loo xam ne ci biir livre bi ñun ba ñu liiree livre bi dañu gis yenn incompréhension ak incohérence par rapport à ce livre wante loolu du tax ñu sori si tax dañu si joxe benn pàcc bu jëm ci pêche bi waxoon nañu l'embarquement lépp débarquement dañ ko def au niveau de Dakar mais débarquement boo ko defee sans industrialisation defe naa ne zéro lay doon kon jàpp naa ne livre solution boobu ñu indi woon naxee ñu ko nit ñi sax bu ko nit ñi liiroon ba ci biir ñi ci bëri xaj na tey duñu topp waa ji nga xam ne mooy li ñuy wax borom solution mais waa ji nga xam ne ni nga koy tuddee mooy nit ki nga xam ne moom amut worma mooy nit ki nga xam ne noonu amut kii mooy nit ki ñuy ooye l'ingrat dinaa ñëw na li tax ma teg fu ma ko teg ak li tax ma wax ko dañuy fàttali ko rek ne fii laa leen fàttali ne leen Sonko li taxawoon mu créé mouvement bi tax a juddu Pastef mu nekk syndicat mi ngi jógee ci mbirub Tahirou Ndiaye est-ce que mos ngeen dégg Tahirou Ndiaye Sonko wax ci moom ci milliard wala tudd ci li ci dugg doo leen ko dégg mukk Sonko moo tam yor pancarte di défendre Tahirou Ndiaye ana tey Sonko ana Tahirou Ndiaye loolu rek benn jëfin la rek par rapport ak li mu ñu doon dig ci livre bi tuddee ko solution Sonko tey jii moom damay wax ne l'anti système waxoon naa ko dinaa ko waxaat di ko waxaat waxoon nañu diggoon nañu waaye am nag Abdou Diouf ndax moom Khalifa Sall
chaque jour ñi ngi nekk kon ànd nag Abdou Diouf ànd nag Ablaye Wade ndax fexe woon nañ ba bëgg a def benn coalition bu mag ànd nag Abdoul Mbaye c'est le premier ministre de Macky Sall ànd nag ki ñuy wax Thierno Alassane Sall moo nekkoon ministre Macky Sall ànd nag ki ñuy wax Madické Niang moo nekkoon ministre Ablaye Wade ànd nag ki nga xam ne mooy Gakou moo yoroon ministre commerce bu Macky Sall ànd nag keneen kooku nag boo ko déggee war yum def cause de confidentialité yi nga xam ne am na diggante jot na li tax jot na tas na mooy Boubacar Camara dafa amoon rencontre dem seeti président de la République wax ko Sonko bu muy dem bu mu demee ba ñëw mook Sonko yëpp mu waxat la mu fa jëlee mook Sonko yëpp ñu génn ci li nga xam ne moo nekkoon jot na kon gars yi dama ne waa gi day naxee gis ngeen bu cooli amee marché fii benn leader politique rek laa fi gisoon benn leader mouvement bu ko dem défendre Bougane Gueye Dany tey Sonko war na ko dama leen wax ne Sonko c'est l'ingrat de ce Sénégal te nag jàpp na benn affaire boo xam ne dafa am boo tuddee Sonko rek les gens vont t'attaquer boo tuddee Sonko ñu wax la loo xam ne amut waaye nag ñun li ñu ñor mooy Sénégal te foog fu ñu gisee Sonko muy taxaw di waxal Sénégal loo xam ne gëmu ko dinañ taxaw dénoncer ko dinañ taxaw wax ko ak lépp lu ci mën a fekk may wax ne Sénégal ñun ñoo ko moom te Sénégal lii lu bees la Sénégal Sonko ba mu ñëwee Sénégal ngay dégg nit ñi saaga nit ñi kilifa diine yi kenn ñemetul wax kilifa aada yi kenn ñemetul wax kenn ñemetul wax Sénégal ku am xalaat sax ba si journaliste yi ñemetuñu wax ndax Sonko dafa leen opprimer. Je crois que sénégalais yi ñoo seetaan nos vidéos yi gis ngeen lu mu wax ci pêche artisanat gis ngeen tey Ousmane Sonko lu mu waxoon ci système bi gis ngeen Ousmane Sonko lu mu waxoon ci wàllu coalition Moustapha Diakhaté keroog wax na ko ci Faram Facce moo taxaw ak sénégalais yi nee na moom du bokk ci benn coalition ndaxte ñëpp ñi fi nekk ci système bi la ñu nekk te moom dafa ñëw di xeex système bi tey yaakaar naa ni Yewwi Askan bi Ousmane Sonko mi ngi ci ak Khalifa Sall ci système bi la bokk Ousmane Sonko mi ngi ci ak Malick Gakou ci système bi la bokk Ousmane Sonko mi ngi ci ak Bara Gaye ci système bi la bokk je crois que ki taxawoon ne leen du bokk ci coalition man li may xeex mooy système bi munoo bëgg a xeex dara démb nga gëmloo ko nit ñi tey nga ñëw ànd ak ñooñu nga xamante ni ci système bi lañ nekk lu mu waxoon ci pêche ak artisanat gis ngeen kii ni mu leen ko faram fàccale je crois que il est temps que sénégalais yi yeewu xam ne ni que politiciens yi ku ci nekk sa intérêt nga fi nekkee mais pour nga am sa intérêt foog nga mbubboo askan bi foog nga gëmloo askan bi changement je crois que du ay kaddu yi moom moo mën a indi changement ci Sénégal jamono ji nag kenn nelawatul dem na ba kilifa diine yi kenn ñemeetul wax dem na ba kenn sañatul wax ku nekk mi ngi toog ne tekk jàppali mu moom mais nee nañu luy raam ca ñag ba la jëm man nee naa leen dama jël sama bakken def ko addiya sëñ Saliou Mbacké di def journal People di défendre lépp loo xamante ni dëgg la moomuma ko moomoo ko keneen moomu ko yàlla suñu borom moom moo ko moom kon yaakaar naa ni lépp loo xamante ni maa ngi ubbi sama gémmiñ di wax su dul dëgg damay tëj sama làmmiñ su ma demee ba xamante ni mënuma wax dëgg ji wala wax lu safaanoog dëgg damay tëj sama làmmiñ dem toogi seeti beneen métier kon Sénégal nañ jàpp ni que kaddu yi la waaj yëkkati te je crois que tey képp kuy intellectuel nga mën def débat d'idée wala débat idéologie ngeen yor ko su ngeen sukkandikoo ci kaddu yi war ngeen mën a indi beneen expérience wala indil ñu beneen expertise boo xamante ni sénégalais yi mën nañ ko dégg li ngeen waxoon démb yëpp tey defatu leen ko yéen a ngi ci biir la ngeen doon bañ lan nga doon bañ système bi tey yow ak ñi nekkoon ci système bi yëpp yéen a lëngoo ànd dinaan da ngeen di yeewi askan bi déjà Bougane génn na Bamba Fall bi ci duggoon démb génnaat na Bamba Fall ku ko gën a nekk PS du ci système bi Khalifa Sall bi ku ko gën a nekk PS du système bi donc sénégalais yéen laay waxal ubbi leen seen bët ngeen déglu bu baax xool kan la ñuy dénk suñu réew en 2024 ndaxte il est temps que ñu jógee ci changement radical benn yoon jàpp ni que politicien bi lañ fi wax ca campagne suñu demee jël ba nguur ils vont faire plus pire et je crois que le Sénégal n'a plus besoin. su ñu jógee ci vidéo boobu dama leen di del benn vidéo bi nga xamante ni kii mi ngi seqoon waxtaan bi ak Aïssatou Diop Fall foofu ci face to face ca TFM dégg ngeen kàddu yu mu wax moom ci boppam bi mu koy wax ak tey yaakaar naa ni am na at donc man su ma dellu soité tey gis la même chose je crois que li may wax am na ñoo xamante ni confirmé woon nañ ko il y a un an kàddu yaa ngi nii moo fi woote woon salafiste la tey lan la comprendre li mu doon wax démb ak la muy teg tey dara bokku ci kon sénégalais yi est-ce que tey yéen ngi bàyyi xel ci kaddu yi ngeen doon dégg démb ak kaddu yi ngeen di dégg tey toujours c'est dans votre journal People à la présentation Seydina Tange Tandian ou Serigne Saliou Mbacké. et su ma xoolee man depuis boobu ci sama gis-gis am na ay erreurs yu mu def. parce que déjà moom parfois li muy woote ak li muy wane. dafay waroo. te mën naa la jox quelques exemples. oui vas-y. bi ci njëkk. mooy Ousmane Sonko daf nañu woon ibaadu la. Njalbeen. ma ca njëlbeen. maanaam genre salafiste la yooyu. ak yu demee noonu. ñëpp jàppee ko loolu. ñu gis sax ne ñaari soxnaam yi dañuy muuru et tout.
buñ ko fekkee ci salon de massage ñaari xale yu jigéen yu am ñaar fukki at di ko massé mën na tey xel mais li ci gën a doy waar jamono ji subitement dañ ko découvrir waaw dañu découvrir Ousmane Sonko mu am sëriñ boo xam ne sëriñu murid la lañ ñu wax donc am na benn changement bu am foofu benn glissement bu am foofu boo xam ne yombut a expliquer ci nit kuñ ne nitu conviction la beneen affaire bi Ousmane Sonko toog na fi ne dañu war a fusiller les anciens présidents que ñoom ñoo fi indi problème bi fi am yépp xëy benn jour mu soxla Ablaye Wade ci mbirum élection ñu gis ko mu toog ak Ablaye Wade di laamiso kooku mooy c'est le système waaw alors que nee na kooku mooy système bi Ousmane Sonko daf ne day woote transparence ci wàllu gestion mais Ousmane Sonko laaj na fi ay militants am ak ay sympathisants am xaalis bu bëri ci élection bi ñooñu yónnee ko seen xaalis jusqu'à présent man gisuma fu Ousmane Sonko defee benn bilan wax ne xaalis bi nii la toll fii la dugg nii lañ ko dépensé état financier yi wane transparence bi muy woote gisuma ko foofu leneen nag li nga xam ne moom ci gën a xaw a jaaxal mooy rapport bi ñu am ñoom ak démocratie parce que li may wax rek sénégalais dañu bëgg waxu démocratie mais sénégalais duñu ay démocrate dunduñu ko ils sont pas démocrates parce que doone yow démocrate nga ba pare da ngay wax lu la neex keneen amul droit wax ne écoute lii nga wax nii pour man yeen wul maanaam wala d'accord ma ci élection présidentielle yi gis nañ ko mu toog fii menacer carrément ay chaînes de télévision ak ay rajo parce que ñi ngi joxe ay résultats yoo xam ne arrangé wu ko donc koo xam ne amoo doole di xuppaate mais boo amee doole bund xatal nit ñi. dañuy demaat ci beneen révélation boo xamante ni gisaat nañ ko ci semaine bi kii di Aïssatou Diop Fall defaat ko foofu ci suñu naataangoo yu Sénégal 7 rax ci dolli bi ko Vito dénkee micro Aïssatou Diop Fall nag yëkkati na ay kàddu teg ko ci leaderu Pastef di Ousmane Sonko nee na journalistes yi dafa am ay journalistes yoo xamante ni dañu am complexe ak faiblesse su kii di Ousmane Sonko Aïssatou Diop Fall nee na lan moo ko jaaxal kii di Ousmane Sonko nee na capableul sax tenir benn conférence de presse moo tax lu ñuy gis ci Ousmane Sonko maanaam mooy ay point de presse lay def point de presse nag soo ko déggee maanaam woo gars yi caméra yi ñëw taxaw nga teg sa feuille lire li ngay lire pare dem sa yoon nee na tey su amoon capacité pour def conférence de presse tey taxaw jàkkaarloog journalistes yi te journalistes yi tey dañu complexé kii di Ousmane Sonko ba yenn questions yi duñ ko laaj nee na moom yàlla may na ko chance ba nga xamante ni nekkatul reporter nee na su nekkoon reporter lan la koy njëkk laaj nee na ko Ousmane Sonko yow jamono ji yaa ngi nekk su contrôle judiciaire yow ñu ngi la tuumaal da ngaa violé kii di Adji Sarr lan moo la teree leeral loolu ba nga xamante ni lii leer na nañ mais boobu ba léegi yaa ngi ne tekk noppi est-ce que sénégalais yi jotul pour ñu xam ndaxte contrôle judiciaire nga nekk nee na Ousmane Sonko jàpp ni que épée Damoclès moo tegu ci kawam te xamul ne mbëru làmb la ko séqal muy kii di président Macky Sall nag ku ko ne ku yeewoo ci keppaaru Abdoulaye Wade ci politique yaakaar naa ne amul kenn ku ko jaaxal ci politique du samay kaddu nag kaddu Aïssatou Diop Fall la nee na parce que journaliste yi suñu jàkkaarloog Ousmane Sonko kenn du ko laaj dara mais jamono ji am na question boo xamante ni mënoon nañ ko laaj dañ la tuumaal da ngaa violé kii di Adji Sarr yaa ngi sous contrôle judiciaire sa passeport dañ ko téye mënoo génn mënoo dem far lan moo la teree leeralal loolu ba nga génn ci situation boobu mais chaque jour këyit ngay teg liir li ngay liir dem sa yoon Aïssatou Diop Fall daal nee na kii di Ousmane Sonko moom gëmu ko trompeur la maanaam mënul tëye sax benn conférence de presse point de presse lay def du samay kaddu nag kaddu Aïssatou Diop Fall la vous les amis de Pastef directeur donc laa ci am. kon yaakaar naa ni ñoo seetaan discours Ousmane Sonko après libération maanaam bi ñu jógee foofu ca police centrale bi ñu leen jàppee noppi bi ñu nee woon dañuy taal dëkk bi dañuy génnee xale yi gisuñu kenn ñu jàpp leen dugal leen ci fourgonnette bi yóbbu leen yaakaar naa ni discours bi Ousmane Sonko tenir bokkul ak discours bi mu njëkkoon tenir ce jour ba su yeboo nañu ne ñoo ma bëri fitna su yeboo nañ ne waaye kenn du ma rey kenn du ma nangam nag ñëpp génn ànd ak baax général discours bii la tenir yaakaar naa ni comme ñam na rakk lu mel nu mel moom ci boppam moo changé waat discours am commencé waxee tey ba pare naan ki faatu kenn moo ci xaw a gaañu dinañ ko seeti loolu lañ leen amal bàyyi leen ngeen gaañu ñu ñëw seeti leen jaaban seen kër ñaari yoon je crois que famille yu am fulla politicien bu jaabante seen kër dàqal leen ci bitti ndaxte ñii dara ñorul leen lu dul seen intérêt muy beneen vidéo boo xamante ni dégg ngeen ko yaakaar naa ni peuple bi laay waxal sénégalais yi laay waxal les gens conscients laay waxal les personnes conscientes laay waxal waxuma les inconscients ñoo xamante ne ay dof lañu ñoo xamante ne amuñu xel mënuñu gis mënuñu seen catu bakkan te soo demee ci biir amuñu carte d'identité amuñu carte électeur duñu voté jour voté yi ñu ngi tëdd ne nalaw ba 15 heures wala 16 heures la ñu yëw yéen ñi yor seen carte bëgg le développement du Sénégal je crois que on doit suivre
la bonne un bon exemple. Un bon exemple c'est quoi? Ci discours lay commencer. Un bon exemple c'est quoi? maanaam ci cër lay commencer. Un bon exemple c'est quoi? Ci respect lay commencer. Tey ay ndaw ñoo leen seetaan ay xale yu ndaw ay élèves ñoo leen seetaan mais tey dañuy toog seen kër ne ñii lan la ñu bëgg. Je crois que tey gàcce war na leen jàpp. Je crois que mën ngeen liggéey wut beneen système de politique. Barthélémy Dias wax na ko léegi ci vidéo ñun politiciens yi kon jàppal leen ni que politiciens yi lañ leen di wax askan bi ak la ñuy def ça fait deux bu leen nangootu ku leen utiliser mënuñu ñu leen dara. Élection mooy jóge ñu commencé di jaabante seen buntu buur kër di saafanteeg yow di satteeg yow soo jëlee téléphone ñu snap ak yow. muy nag Barthélémy Dias nit ku dëggu la nit ku ñu respecté la par ay engagement mais tey ci convocation 10 novembre bi juum na ci man xam naa Barthélémy Dias ndaxte fekk na ma Paris jour ba mu ñëwee ci restaurant yi di wër biir 18e maa ko doon defal direct. Je crois que discours bu responsable la fa teniroon discours bu véridique su àndee ak yow ànd nag yow su la gëmul gëmu la comme su taxawee ci plateau lu muy wax toujours le président Macky Sall duñu ko nangu kon su loolu moo tax ñu naw ko. Khalifa Sall ci tey lañ la xamee woon génn leen ci kaw ngeen topp di mun li yëkkati ci fitna lay yëkkati. Gis ngeen Casamance jàmm fa amoon ñaari yoon yu mu duggee Casamance gis ngeen di xew Casamance ay blessé moo fa am ñetteel ba ay mooro fam ba yàlla dogal ci accident. Je crois que il est temps que ñun ñi yeewu ubbiwaat seen bët xam fi ñu jëm. Je crois que le Sénégal a besoin de ça. Sénégal lii la soxla tey le peuple sénégalais laay waxal ces politiciens là amul kenn ku fi nekk pour askan bi ñor la. Élection municipale lañ jëm lamb nag yaakaar naa du ñu ne mbër yi takk leen seen ngemb ngeen takk seen ngemb ba ñu ne arbitre mi ngi sifflé ñu naan mbër bi dootul am maanaam ñi war a mën a bëree ñooy bëri ñu mun bëree ñu dem xaari. Élection locale yi nag élection la pour ku nekk natt boppam. Nañu bàyyi njuuj njaaj bi ak tappale yi parce que ay politiciens su ñu demee ba nga xamante ni liste mënuñu ko déposer liste bu correct mënuñu ko déposer maanaam xamuñu loi yi xamuñu texte yi maanaam nouveau politicien yi ñëw yii Ousmane Sonko c'est un nouveau politicien Bougane Gueye Dany c'est un nouveau politicien ñeneen ñi sax nekk nañ ci ay keppaar politicien ñooñu nañu jàngiwaat politique bàyyi violence bi tey gis nañu des médias ni mu taxawee ci affaire Barthélémy Dias gis nañ ko bu baax Mansour Diop gis nañ ko tey ni mu ci taxawee ñoom Fatou Abdou Ndiaye xam nañ ko carrément Barthélémy Dias newul ci dëgg ndaxte 7 juillet xamoon na dañ koy convoqué mais yeneen journalistes yëpp def noonu jël seen responsabilité xam ne ñoom ñoo choisir nekk journaliste ñoom ñoo choisir être les ambassadeurs du peuple ñoom ñoo choisir informer donner la bonne information au peuple bi su naree jaxasoo nañu jël seen ay responsabilités taxaw wax la vérité bu leen ragal ku leen saaga ndaxte ñi leen di saaga sont des inconscients nekk sa ginnaaw ordinateur di kàcc di saaga doomu aadama jàppal ni que saaga boobu saaga nga ko sa bopp saaga nga ko saay man Tange Tandian nag nee naa leen askan bee ma ñor lépp luy dëggu askan bi dama ciy taxaw. Sénégal kenn du ko taal Sénégal kenn du ko lakk Sénégal kenn du ko yàq ci ay intérêt personnel ku ci am sa problème personnel en tant que politicien demal nga régler ko sa bopp. Il y a 1000 personnes yoo xamante ni tey ñu ngi tëdd ci biir prison yi tëdd ci kaso yi ñenn ñoo xamante ni simple accusation yoo xamante ni amuñu preuve ci ñoom tey ñii ñu ngi Rebeuss ñii ñu ngi Cap Manuel ñii ñu ngi Sébikotane ñii ñu ngi Tamba ñu ngi fépp ci àdduna bi tey yéen ngeen taxaw def ay njombe pare taxaw bëgg génnee peuple bi et pourtant ñooñu ci seen peuple lañ bokk et pourtant ñooñu ngeen wax ngeen di xeesa est-ce que yéen en tant que opposition mës ngeen toog def benn point de presse nekk ci prison yi pour que ñu xool ñu leen di juger ñu mën a may liberté provisoire ñu may leen liberté provisoire je crois que foofu ngeen waroon njëkkee donc émission bi may def bii tey jii maa ngi koy may képp koo xamante ni caabi daf la féetee ginnaaw képp koo xamante ni injustice dafa tegu sa kaw yal na la fa yàlla jëlee ci jàmm ak salaam le président de la république ñu koy lancer un appel à travers cette émission képp koo xamante ni ay délits yu ndaw la def ay benn cornet yamba wala nangam soo ko mënee gracier nga gracier ko ñu mën a may liberté provisoire te ñu xam ne ni am nañ fi ay entreprise am nañ fi ay société dawuñ ñu may leen liberté provisoire saa yu leen yoon soxlaa ñu dem wuyu ji pour ñu libérer un peu kaso yi ndaxte kaso yi fees na métti na chambre 14 chambre 29
toujours dañ may envoyé un message ñu naan ñu ngi lay suivre barki démb délégué Amar bu mu génnee nee na ma Tange ci biir kaso bi la ñuy toog di la suivre ñun ñëpp en tout cas yaa ngi xeexal askan wi barki démb le 10 novembre li ma jot ci ay message messenger kenn xamul nu mu toll ñu ma xamul ñu ne ñu merci Tange jërëjëf Tange yow yaa teel a ubbi suñuy bët moo tax tey dëkk bi tasul ndaxte mois de mars ñun ñëpp dañu gëlëmoon mais ñun ñëpp ubbi nañu suñuy bët jamono ji ci Ousmane Sonko xam nañu naka la ñuy utiliser naka la ñuy manipuler donc ñooñu di ma envoyé message uniquement def ma seen ambassadeur jël seen yaakaar xam na ni man maa ko war a def. dañuy dellu soit ci ayu bés yi xam ngeen ni tàngoon na lool diggante mairie Mermoz Sacré-Cœur kii di Barthélémy Diaz nekk candidat à la mairie de Dakar bokk ci coalition Yewwi Askan Wi ginnaaw bu mu joxe woon rendez-vous ay soppeem ay nitam foofa ca Petersen ne day def doxantu dem seeti ji ay soppeem ay fansam xam ngeen ñi ngi jëm ci ay élection locale souvent politiciens yi dañuy bëgg di génn di wax ak seen ay militants pour distribuer ay flyers ginnaaw loolu nag bi mu génnee waa police u Jëppal teg ko loxo mu am benn altercation boo xamante ni amoon na digganteem ak police u Jëppal ba ñu jàpp ko teg ko loxo yóbbu ko ca camp Abdou Diassé ginnaaw loolu ay waxtu lañ ko libéré waat ginnaaw biñ ko libéré gis nañ ko mu def benn point de presse taxaw ñaawlu liñ ko def en tout cas Sénégal la ñu nekk Barthélémy Dias opposition la bokk donte candidat mairie Dakar la élection yi jot na campagne électorale jotul kenn amul sañ-sañ pour génn di def campagne électorale wala di def propagande mais am nga sañ-sañu ni ko Khalifa Sall waxee nga wax ak say ñooñ def ay doxantu dugg ci biir quartier yi soit par l'image soit par oral maanaam waxtaan ak ñoom nii soit par flyers maanaam par image nga jël ay flyers teg ko nee na loi moo leen ko may mais tey loi day tere ngay def propagande ay manifestation di génn waaye Barthélémy Diaz nag nañu jàpp ni que man personnellement ci sama analyse donte warul def manifestation te amul autorisation génn mais kenn waru ko woon jàpp ndaxte li Barthélémy Diaz Amadou Ba def na ko ak ay sono génn dem Sandaga wër fépp def propagande bu mag teg police jàpp ko kenn téyew ko kon donc comme Amadou Ba déréglé na aux loges de la loi Barthélémy Dias su ko defee tamit kenn waru ko woon jàpp mënoon nañ ko bàyyi mu def doxantoom donte policiers yi su dee wóoru leen ni que affaire bi dina dégénérer wala dina indi tension ñu topp ci ginnaaw ma koy oto ba nga xamante ni dina lay dégénérer ñu téye ko mais quant à jàpp bi ñu ko jàpp boobu ñun ñu ngi koy ñaawlu nanguwuñu ko ndaxte état de droit la ñu wax nee naa leen ñu nekkul ñu fi ma Samba nekkul ñu fi ma Demb dëgg lañ fi nekkal mën nañ jàpp daal Barthélémy Dias ñun suñu xalaat bu gàtt jàpp biñ ko jàpp arrêté manifestation boobu nga xamante ne génnul sax ci commune bu mu nekk muy Mermoz Sacré-Cœur dañ ko tooñ lu tax ñu tooñ ko nag ndaxte dafa am ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi bokk ci pouvoir bi bokk ci état bi gis nañu ñu koy def te kenn téyewu leen donc Barthélémy Dias tamit am na sañ-sañ dem doxantu Petersen waxtaan ak ay nitam ba tey ji xool leen image yi nga xamante ni Amadou Ba def na ko ñu dellu si waat kon yaakaar naa ni ñoo ko seetaanandoo muy image yi nga xamante ni Amadou Ba nekk APR moom ci boppam def na li nga xamante ni sono la jël génn biir Sandaga def doxantu ñëpp wër ko mu def ko yoon téyew ko police téyew ko kenn terew ko Barthélémy Dias bëgg ko def ñu téye ko en tout cas foofu nag duñ ci ànd dañuy gis ni que benn injustice dal na ci kaw Barthélémy Dias en tout cas Sénégal na ngeen xam ne benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar ñoo ko moom que justice soit faite pour tout le monde amul justice bi dagan na pour ku nekk APR justice bi daganul pour ku nekk à l'opposition ñoo ngi jëm élection ku nekk na natt boppam en tout cas Barthélémy Dias téye bi ñu ko téye waruñu ko woon téye ginnaaw loolu nag Barthélémy Dias def na point de presse mais point de presse bi tamit indexé na ci kii di commissaire u Jëppal dem na ba koy tuumaal ne musul gis commissaire buy sàcc portable en tout cas doy na waar en tout cas am nay kàddu yoo xamante ni tamit Barthélémy Dias est-ce que am na ay preuve que commissaire da doon sàcc portable la parce que suñu demee ba commissaire bi war a jàpp ñiy sàcc portable commissaire su demee ba nga xamante ni moom moo war a téye nit ñi ñu koy accuser moom moo sàcc portable en tout cas procureur su dee loolu amul na jóg porter plainte kii di Barthélémy Dias pour affaire bi leer ci bopp askan wi en tout cas Barthélémy Dias moo wax am na fu mu ko teg commissaire bi tamit soxla nañu mu leeral askan bi ci lu jëm noonu ndaxte Sénégal nee naa leen dëkku loi la nul n'est au-dessus de la loi nañu xool nu ñuy gérer réew mi ñu àndandoo ci mais ay propos Barthélémy Dias tamit askan bi ñi ngi ñaan aussi mu delloosiwaat xelam xam na ni que Sénégal dañu bëgg nit ku dal
Sénégal dañoo bëgg nit ko posé nee nañu tey Ablaye Wade su ngeen gisee mu def 26 ans à l'opposition violence moo tax mu def ko fa nit ñi bëggoon nañ ko de mais violence bu mu doon utiliser gis nañ ko ba mu jógee foofu dem na ci plateau Papa Ngagne Ndiaye def faram fàcce mais yëkkani fi ay cadre de violence parce que tey su taxawee ne su ñëlee mairie de Dakar dina liggéey ak état du Sénégal mais soxlawul Macky Sall alors que Macky Sall mooy président de la République du Sénégal Macky Sall mooy président Barthélémy Diaz fii ci Sénégal mais jàppale ni que Barthélémy Diaz mooy maire Macky Sall ndaxte moom moo yor mairie Sacré-Cœur Mermoz président Macky Sall tey su soxla woon certificat de résidence Barthélémy Diaz moo ko koy signer mais Barthélémy Diaz mi na jàpp ni Macky Sall mooy président parce qu'il est le chef de l'État parce que su nee chef de l'État parce que sénégalais yi ñoo ko nommé à 58,7%. Donc jàppale ni fii ba 2024 c'est Macky Sall le président de la République du Sénégal nga bëgg ko moom la nga bañ ko moom la donc nañu xoolaat discours yu ñuy joxe nañu bàyyi violence bu ñuy génnee nañu bàyyi manifestation yi bàyyi xale yu ñuy génnee parce que à chaque fois manifestation am à chaque fois dara am nañu jàpp ni ñoom seen njaboot kenn du ci loolu askanu Sénégal ñoo ciy loolu ñu yor seen soxla doon ko joxe ñoo ciy loolu koo xamante ni mi ngi doon wuti dépense am moom moo ciy loolu koo xamante ni mi ngi doon jaay wut lu mu lekk moom moo ciy loolu koo xamante ni ay bor mi ngi fees del ci boppam am ay bor yu mu war a fay kooku moo ciy loolu en tout cas na politiciens yi dellu soit seen xel xam na ni que du coowal mbedd du coowal wax politique mooy defar réew ndaxte su doon loolu moo doon defar réew je crois que depuis PS plus de 45 ans Sénégal ci loolu lay dox waaye doxut je crois que ku nekk na développé argument am ñi ngi jëm ci ay élections locales le 23 janvier am na ay campagne électorale yu commencé début janvier ku nekk na xaar ba sa campagne électorale dem nga dem ndànk dem seeti say ñooñ koo war a waxal nga wax ak moom bul indi violence non à la violence du ñu nanguti kuy yëkkati fitna fii ci Sénégal ñun nee naa leen Sénégal ñun ñoo ko moom du ñu nangu tey ngeen taalal ñu ko yàqal ñu ko ba pare jël seen ay doom daggal leen ay billets yóbbu leen à l'étranger à l'extérieur ñun suñuy ay doom nekk fii ci Sénégal di toolu ngeen lakkal ñu suñuy ay école toj suñuy ay station toj suñuy ay magasin ñi nekkaat fii lépp lu ñu liggéey ñu koy construire dund bi di gën a cher lépp di gën a cher alors que yéen tey am ngeen ay caisses yoo xamante ni mën leen permettre ngeen subvenir à votre besoin sénégalais yi il faut que vous reveniez à la raison je parle au peuple sénégalais nañu delloosiwaat suñuy xel bàyyi violence bii nga xamante ni ñu ngi koy woote tey nag li ñuy bañal Barthélémy Diaz waroon nañ ko bañal Amadou Ba waroon nañ ko bañal keneen suñ ko nanguloo Amadou Ba nañ ko nangul Barthélémy Diaz nangul ko Ousmane Sonko nangul ko képp koo xamante ni mi ngi bëgg a def loolu suñ ko bëggee bañal nañ ko bañal ñëpp quant à nag kii di le ministre de l'Intérieur Antoine Diome moom aussi jël na ay décision jox ko préfet yi nañu interdire lépp loo xamante ni rassemblement la ak manifestation boo xamante ni kenn autorisé wu ko kon ku nekk na respecter loi bi ñoom ñi nekk ci opposition bi ñoom ñooy xeex loi bi kon préfet su interdire loolu parce que état ñoom ñoo yor seen ay renseignements généraux ñoom ñoo xam lan moo ci nar a xew Barthélémy Diaz mën na jël décision ni que damay dem Sandaga mais xëy na état bi am na ay renseignements am na ñu rax ci biir ñoo xamante ni bëgg nañu indi lii te Barthélémy Diaz su ko xam su boobaa nag loolu su amee état dafay jël ay responsabilités lu toog ba mu ne këtt ni jonn muy soog a réagir li fi amoon mois de mars kenn du leen ko mayeeti yow Barthélémy Diaz confirmé nga ne Macky Sall lu mu la waxoon li fi amoon mois de mars dootu fi amati les commandants du gendarme de la gendarmerie les éléments du commandant de la gendarmerie Moussa Fall ils sont plus déterminés aujourd'hui à assurer la sécurité des Sénégalais et de leurs biens kenn dootul nangu ku yàq benn bien képp ku ci jógee sa kër nga ne yaa ngi dem xeex wala manifestation lépp loola ci fekk yow yaa ko teg sa bopp kon je crois que ku nekk na nga nekk ci la nekk ñu développer Sénégal liggéey Sénégal moo ëpp njëriñ mu doon sortie bi nga xamante ni Barthélémy Diaz defoon na ko ci semaine bi ñu indi leen ci éclaircissement Barthélémy Diaz tamit Sénégalais yi nee nañ na defaraat ay propos d'accord dafa tàng diine d'accord dafa métti mais na xam ne kii di papam di Jean-Paul Diaz tey ministre conseiller Macky Sall la Macky Sall moo ko jox voiture de fonction tey ci xaalisu état wu Sénégal moom lay dundee te mooy waajur bu góor bu Barthélémy Diaz je crois que Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar Barthélémy Diaz il est sénégalais le président Macky Sall il est sénégalais du nigérien du japonais tey yaakaar naa ni Barthélémy Diaz Macky Sall la gën a bokkal donc tey musiba wala safaan su amoon Barthélémy Diaz dafay ñëw dem seeti ji Macky Sall Barthélémy Diaz su amoon safaana Macky Sall dafay ñëw seeti ko bërki démb bi yaayu Khalifa Sall gaañoo Macky Sall dem na ko jaale ji Barthélémy Diaz moo wax ci Papa Ngagne Ndiaye ne Khalifa Sall woo na ko mais ñëwul ndaxte jaale boobu jaale tappare la ak nu mu mënta demee
jóg na pour jaali jokko c'est le président de la République def lu ko kenn Khalifa Sall soo mënee dem nga dem mais bul ci indi ay accusations parce que Sénégal jàmm la bëgg man je te dis Barthélémy Dias tu fais des Sénégalais que je respecte émission bu ma la fekk ngay def damay toog seetaan ko ba mu jeex dama lay dégg parce que damay naan tu es véridique mais parfois bul emporté wu ak sa colère bul emporté wu ak sa haine nguur jarul lenn yàlla su nattoo di que da ngay jiite su nee doo jiite le 1er décembre convoqué nañ la comme ni nga ko defee ne woon nga jox nga préfet le lendemain jeudi da ngay dem marche ji yàlla dogal na dellusiwaat nga sa décision ñu ngi la siy remercier bu baax Sénégal jàmm la bëgg doxal ci tànku jàmm yooyu le 1er décembre demal nga wuyu ji yoon li nga doon tëdd nga ko li ngay xeex maanaam mooy 25 millions yi la nee na nga ko jox ndàmpaay kii di famille Ndiaga Diouf wax dëgg yàlla xool leen naka ngeen koy arrangé ndaxte bakkan bu dem 25 millions mënu ko faj. bakkan bu dem ndaxte tey soo yoroon sa 25 millions bëgg a jëndi bakkan mënoo ko am Ndiaga Diouf tey ku yoroon 10 milliards bëgg ko jëndi mënu ko am kon yaakaar naa ni nañ dellusiwaat xel yi xam ne politicienne bi amul njëriñ te sénégalais yi yeewu nañu xam nañu kan la ñuy dénk ak kan la dul dénk calcul politique bi nag dafa bare tey Khalifa Sall su misé ci yow alors que Soham Wardini nekk mairie Dakar def bilan am lu mu prouvé tey Khalifa Sall ne ci Barthélémy Dias sénégalais yi jàpp leen ni que du intérêt Sénégal moo tax mu def ko du intérêt Dakar dafa bëgg a yeewi boppam parce que xam na ne Barthélémy Dias moo fi sës xaaral ma jiital Barthélémy Dias coow bu ci am ma mën a communiquer pour que man sama amnistie mën a taxaw ma xam fan laa féetee ndaxte Khalifa Sall ba tey jii xamul fan la féetee yoon daf ko tënk xamul mënul bokk élection maire xamul ndax 2024 dina bokk donc loolu moo tax mu choisir Barthélémy Dias calcul politique boobu ngeen di def sénégalais yi da ngeen leen dugal ci politique ba ñu xam seen calcul politique ndaxte Soham Wardini mënta nekk mairie Dakar def bilan yow nga nekk maire tey jii ñuy choisiraat candidat yow Khalifa Sall nga porte ce choix ci Barthélémy Dias kon ñëpp xam nañu sa calcul politique moo tax nga def ko bañu lu ñu la ko nag ni nga defee sa calcul politique bàyyil Sénégal yi tamit def seen calcul par rapport à cela donc muy yeneen kàddu yoo xamante ni yëkkatil nañ leen ci violence yi ñu jëm muy élection yi. kon yaakaar naa ne bi ñu dégg kàddu yooyu nga xamante ni kii may di Mame Matar Gueye nekk chargé communication ONG Jamra yëkkati na ko porter plainte kii nga xamante ni mooy Amina Badiane di initiatrice ak organisatrice Miss Sénégal boobu contre apologie au viol bi nga xamante ni def na ko ñu gis Mamiko bi yor Femme Chic def benn live bu am solo défendre kii di Fatima Dione ànd ceeg ex mission xamante ni ñoom ñëpp victime la ñu woon ci comité d'organisation Miss Sénégal bi ñëpp di ko rafetlu gis nañu nag kii di benn influenceur boo xamante ni dafa nekk en perte de vitesse ñu koy wax Prési Cissé bind ci page Facebook am mu jóg ne dafay soutenir kii di Amina Badiane ginnaaw bi mu xamante ni Fatima Dione victime la maanaam ñu violé ko ba noppi mu jëlee ci ëmb muy victime di xale bu jigéen bu ndaw kii di influenceur boobu nekk en perte de vitesse di Prési Cissé défendre na ci page Facebook am kii di Amina Badiane waaye bu mu ko défendre yaakaar naa ni gis na internautes yi ak réseaux sociaux yi nañ ko lañ ko jàppee lynché ko ba muy bëgg a dee ndaxte Prési Cissé boobu soi-disant influenceur la maanaam souvent dañ koy dégg mu naan influenceur la mais influenceur ci ban domaine souvent day naan moom day défendre lépp koo xamante ni ak yelleefu jigéen yoo xamante ni dañuy subir injustice jigéen yoo xamante ni dañ leen di noot moom nee na loolu lay défendre waaye tey lan moo ko poussé mu défendre kii di Amina Badiane sénégalais yi nee nañ ko à quel prix ñaata lañ ko fay pour mu mën a défendre Amina Badiane ginnaaw bu mu déggoo kaddu yi nga xamante ni Miss Sénégal Fatima Dione yëkkati na ko ba noppi Amina Badiane yëkkati ay kaddu yu teggi ne tekk ci koo xamante ni victime la violé nañ ko ba noppi ëmb na ci am na ci doom ba noppi xamul kuy bàyyi doom Prési Cissé boobu nag souvent dañ koy gis mu ne moom défenseur des femmes la kan mooy Prési Cissé Prési Cissé tey su dee défendre femme yaakaar naa ne jigéen soo koy défendre sa biir kër ngay njëkkee Prési Cissé suñu jàppee ni que suñu sukkandikoo ci témoignage yu ñu am ci ay voisins ba noppi ñor ay audio ak ay vidéo yoo xamante ni ñu ngi ko téye en réserve Prési Cissé ak soxnaam soosu est-ce que mi ngi défendre soxnaam soosu Prési Cissé dëkkeewul dara lu dul toroxal soxnaam soosu nga xamante ni mi ngi doon sëy ak moom Prési Cissé dëkkeewul lu dul di dóor soxnaam soomu guddi ak bëccëg jàppaleen ne que nag genre gigolo la ndaxte soxna soosu mu kon am na si lu toll si juróom fukki at maanaam moom mag bu baax Prési Cissé ba ci appartement bi ñu dëkk fii kenn moo ko jël muy soxnam soosu moo ko jël moo ko loué contrat bi ci turam la nekk ki leen ko loué Michel Ly la tudd maanaam contrat boobu jàppal ni que soxna soosu si bu ñu tekkandikoo ci témoignage yi kii di Prési Cissé kuddu bu ndaw
Président Cissé yoru ko ci biir kër gi soxna soosu moo jënd lépp moo yor kër gi mooy pay Président Cissé Président Cissé nag nekkeewul dara lu dul di ko toroxal guddeeg bëccëg di ko dóor suba ngoon voisins yi si boppam ñoo interpellé yor ay vidéo yoo xamante ni sàcc nañ ko filmer ko jël ay audio enregistrement yoo xamante ni ñu ko fekkee woon donc Président Cissé boobu ndagam jabaram bi nekk ci biir këram la mën a jàpp di ko toroxal di ko dóor di ko def lu kenn xamut ba noppi su jógee ne genre influenceur la maanaam dafa nekk ci réseaux sociaux yi ngan day défendre képp kuy jigéen yaakaar naa ne balaa ngay défendre jigéen yi ci mbedd bi nga njëkk a défendre jigéen bi nga xamante ni yàlla moom la boole yow yaa ko tànn dem takk ji ko muy soxna soo xamante ni amaana moo la mag lan moo la ci dugal intérêt moo la ci dugal nga takk soxna si bopp noppi nekk ci sa biir kër yow Président Cissé nga taxaw ci biir kër gi di ko dóor di ko naqaral ba noppi nga ne ko da nga ménopause yow xamoon nga ni dafa ménopause ba xam nga dugg ci ndaxte intérêt nga ci gisoon ba noppi soo koy naqaral nga ne ko yow Astou Dione journaliste bi nekk 2STV di présenter journal moom ngay génnal donc su sàgganee moom ngay dem takki ji ginnaaw loolu nag soxna si la sonn bi mu sonnee ba noppi si la ñaan baat tas sëy bi depuis le 1er septembre moom ak Président Cissé sëyatuñu léegi nag luy problème bi appartement boobu Président Cissé nekk ba jamono jii ñuy wax ak yéen tey soxna ex jabaram jooju nga xamante ni takkoon na ko mu koy toroxal guddeeg bëccëg di ko dóor en tant que un influenceur nga ne tu donnes un bon exemple à la jeunesse quel est le bon exemple que tu donnes à la jeunesse toi Président Cissé muy une question boo xamante ni ñi ngi la koy laaj day nee na la nga génn ci kër gi boobu ba tey nangoo génn ci kër gi bailleur bi muy propriétaire bi di Michel yi boobu ba tey mi ngi topp ci yow pour nga génn ci kër gi jamono ji soo sàgganee dem na saisir huissier dañ lay génnee ci biti sànni la ci biti ndaxte yow kese la ñuy génnee amoo fa benn bagage à part sa yére ndaxte kudd jëndoo ko ci kër gi kudd moo gën a ndaw jëndoo ko ci kër gi sa ex sa jabar boobu moo la doon entretenir téye la nga doon benn genre gigolo tey yow yaa taxaw nga ne influenceur nga tey yow yaa taxaw ci say page nga ne da ngay défendre képp koo xamante ni muy jigéen te li ma lay wax nii Président Cissé am nga page da ngay def live Instagram je crois que su dee li may wax amul dara loo xamante ni dëgg la ci wala am na loo ci dindi nga dem defi ji live soxla woo journaliste di la invité soxla woo di dem plateau télévision defal live nga démentir samay propos yi soo ko démentiree ma indil sénégalais vidéo yi ak audio yoo xamante ni séq nga ko sa jabar ci biir kër gi bi nga koy dóor di ko toroxal taxaw di ko naan Astou Dione ngay génnal ba noppi Président Cissé ñu amaat beneen information bi Covid bi ñëwee da nga doon def ay live di naan da ngay dimbale ay doomu aadama kii di Abdoulaye Dia di PDG Sénico kii di madame Kane di directrice boo fucce Prestige Déco nekk fii soo tourné maanaam si Sud Foire bi dañuy yëkkati woon ceeb bu bare jox la ko pour nga dimbale doomu aadama yi Président Cissé ana ceeb boobu ñan nga ko jox Président Cissé bi ngay jaay ceeb bi si sa biir kër filmé nañ la ba nga doon wax tu as encaissé 2 millions lépp yoo xamante ni don boo xamante ni ñu ngi la ko doon jox pour nga dimbalee ko doomu aadama yi da nga ko doon yëkkati di ko jaay tey yaa ngi yëkkati sa influenceur boobu di dund ci ay ginnaaw doomu aadama di dundee ñàkk boo xamante ni lew la Président Cissé tu es jeune tu as l'avenir devant toi man Tange Tandian mii di wax ak yow xam nga ma bu baax a baax ndaxte balaa sénégalais di la xam ba ngay wut influence ak siiw ci man mii nga jaar ba may def Bercy Youssou Ndour si nga ma woo téléphone topp ma ne ma man damay def ay affaire vidéo si réseaux sociaux Tange xoolal noo may linké noo may jàppale ba boole ma grand bi ma am benn vidéo pour que ma gën a am buzz donc Président Cissé maa la njëkk a doon influenceur maa la gën xam lan mooy influenceur ginnaaw loolu nag kenn moo ñu tooñ muy Marcel Diagne bu mu la jëlee dugal la ci moom yaakaar naa ne boobu ba tey Marcel si la fay kenn déggootu ko donc influenceur dans quel domaine tu es Président Cissé tu aspires à être un bon exemple en plus influenceur du métier passion la nit da nga war a dem wuti ji métier tey gis nañu Diaw Ketchup influenceur la mais dafa am métier il fait de l'humour il dafay tëgg ay soirée tey gis nañu Doudou fait des vidéos c'est un artiste plein tey influenceur la à cause de cela aujourd'hui yow Président Cissé tu es influenceur dans quel domaine influenceur dans le magouille influenceur tey gis nga poste yooyu ñu la postel nekkee woo fi lu dul topp borom barke yi borom alal yi ngay marcel ginnaaw ñi lay yëkkati xaalis di la ko jox ba taxaw nga taxaw ci télé yeeg wala ci page réseaux sociaux yi di wane ne influenceur ga tu n'es pas un modèle pour le Sénégal c'est Président Cissé te gis nga ni depuis mois de mars tu es en perte de vitesse bi la Serigne Diagne porté plainte ndaxte ci ay kàcc kese ba ñu yóbbu la gis nga woo nga ku nekk ci àdduna bi pour mu saraxu ba ñu baal la si la Serigne Diagne retiré plainte bi soo gisee Serigne Diagne retiré plainte bi nag ñun xam nañu yow xam nga Marcel Diagne nga nekkaloon xam nañu Marcel Diagne ak Tafa Diop xam nañu Baara Ngiraan nu mu mel ci Marcel Diagne Baara Ngiraan nu mu mel ci Serigne Diagne su dul woon ñooñu tey yaakaar naa ne yaa ngi caabi mi ngi lay féetee ginnaaw ñooñu ñoo tax ñu retiré plainte bi il est temps que tu reviennes sur terre ta femme tu l'as maltraité saaga nga ko dóor nga ko te moo la doon dundal moo la doon defal lépp jamono ji nag divorce na ak yow depuis le 1er septembre nee na nga génn kër gi ndaxte Michel yi dafa soxla këram donc muy benn information moom indi leen ko ci Président Cissé ginnaaw bu mu jegee yëkkati ay kàddu ne day défendre kii di Amina Badiane di
organisatrice su Miss Sénégal ginnaaw bu mu victimiser sonal kii nga xamante ni mooy Fatima Dione di Miss Sénégal 2020 ñu violé ko ci koo xamante ni xamul kan moo ko violé ginnaaw bu mu ko yóbbee ci benn suite hôtel moom ak ñetti naar genre proxénétisme Président Cissé jóg ne dafay défendre kii di Amina Badiane. Je crois que Président Cissé tu as beaucoup de réponses à donner aux Sénégalais man Tange Tandian j'attends ta réponse. léegi nag ni ma leen koy waxee chaque fois dañuy indi fait divers bii nag fait divers bu mag a mag a mag la muy scandale du siècle xale bu jigéen bi turam Z la commencé doomu benn artiste bu mag la waykat bu jigéen bu mag mooy yaayam papam ku ñu ràññee la ku ñu xam la bu baax a baax moo ñëw ci station Total bu nekk fii port jàkkaarloog buntu embarcadère indi fa scandale bu mag ak benn xaritam bu jigéen boo xamante ni turam A la commencé muy xeex bu métti boo xamante ni am na fa lan moo leen boole doomu artiste bi dafa ne woon xaritam bu jigéen na ko may benn waay fa pour mu doon faram waa jooju muy ñaan xale bu jigéen bi bu mu demee ci waa ji wax ko doomu diw de dafa nee naa la ko may mu ne ko diw man doomu diw mi non kii papam sama xarit la loolu duma ci dugg léegi doomu artiste bi nag xam naa ni bu mu wutee ay contagam ba waa ji wax ko loolu mu ñëw daje xale bu jigéen bi mi ngi génn foofu ci station Total bi nekk foofu ca port embarcadère bi mu amee gars yi dañoo filmer vidéo yi woo ma wal ma lépp boobu maa ngi sama biir oto vidéo yi ñu ngi ko denc duñ ko génnee boobu xale bi jënd na ay biyeeram doomu artiste bi mi ngi jënd ay biyeeram naan ko bi mu naanee nag mandi pétard mu dal ci kaw xale bu jigéen bi ñu commencé xeex bi loolu amee xale bu jigéen bi jël téléphone am woo yaayu xale bu jigéen bu mu doon xeexal artiste bi jamono jooju artiste bi nekku fi dafa voyagé woon dans la sous-région ci benn dëkk ci sous-région bi du ma tudd dëkk bi bi mu ko woowee nag mu ne ko sa doom kat dama ko fekk mi ngi jënd ay biyeeram mu ñëw dal sama kaw ndax lii ak lii yaayu xale bu jigéen bi artiste bi dal ci kaw xale bu jigéen bi ne ko waxoo dëgg da ngay fen sama doom du def lii yow yaay caga bi yow yaay def lii yow yaay def lii yow yaay def lii bi xeex bi amee loolu yëpp am xale bu jigéen bi dem porter plainte doomu artiste bi foofu ca commissariat central déposé na plainte bi maa ngi woon ak mention bi maa ngi ak lépp bi mu déposé plainte bi ba noppi boobu yaayu xale bi artiste bi maanaam woykat bu siiw bu mag bu ñëpp xam Sénégal bu bare coow boo xamante ni chaque fois day def ay njombe waaye si ay wayam lay gaaruwaale di weddi te moom mooy def li muy def bu mu noppi yaay ji ne ko moom su jógee ci dëkk boobu mu nekk mooy sous région bi su ñëwee day porter plainte xale bu jigéen boobu nga xamante ni turam A la commencé ginnaaw loolu nag kooku porté woon na plainte ba pare mu ne ma ngi koy xaar bi mu ñëwee nag xam naa ne mujj nañu am médiation moo tax porté wul plainte ba xale bu jigéen bu tudd A te doomu artiste bi songoon ko foofu xeex ci station Total bi nekk buntu embarcadère ñu yor vidéo yi moom it mujj na retirer plainte bi en tout cas scandale du siècle doomu artiste bu jigéen bi chanteuse bi Z la koma turam la yaayam chanteuse bu mag la papam ku ñu xam la moo ne woon xaritam bu jigéen bi tudd A na ko may benn far koo xamante ni moromu baayam la ndekete xale bu jigéen bu mu ko xam ne kii papaam sama xarit la du ma ci dugg loolu na ko moo ko métti ci biir loolu nag xale bu jigéen bu mu doon xeexal nee na doomu artiste bi moom léegi mooy loolu ndaxte moom ci boppam ak yaayam dañuy bokk sax ay far yaayam woykat bi ak doomu jigéen dañuy bokk far ba noppi dafay naan ay bière léegi commencé na wane muy scandale du siècle rumeur du siècle bu ñu leen indiloon si seen journal People de la semaine. C'était votre journal People de la semaine à la présentation Seydina Tange Tandian Serigne Saliou sur le canal 33 Leral TV actuellement ñu ngi fii ci New York et ñu ngi foofu ca Dakar nee naa leen lépp luy révélation jëm ci information People dañ leen koy dil di leen naan merci jaa ngeen jëf merci à tout le monde pour vos soutiens fu ngeen mën a nekk Seydina Alioune oustaz bi nekk foofu ca Touba ak seen kuréel bi nga xamante ni suñu réew daal kenn du fi yëkkati fitna Serigne Sey Kaolack ñu ngi lay nuyu Serigne Malick Cissé Cheikh Sarr Zik FM ñu ngi lay nuyu di nuyu kii di Sala Bigué ak képp koo xamante ni yaa ngi ñuy envoyé message partout où vous êtes dans ce monde merci beaucoup jërëjëf et à la prochaine fois avec un autre numéro merci à toute l'équipe technique Diego du moins à Pape Oumar à Sagna caméra montage et à toute l'équipe technique de Leral TV. Yeguloo fekke woon